mbokk yi jërë ngeen jëf si taamu ngeen taamu ITV dal leen ak jàmm ci bile jotaayu xibaar bokk na si li si gën a fës fukki nit ak ñeent am nañu woppi coronavirus fii si Sénégal fukk ak benn yi dañoo bàyyeekoo bitim réew ñaar ñi dañu leen kaawal kenn ki nag da koo jëlee ci dëkk bi suñu sukkandikoo ci jëwriñ gi ñu dénk wàllu wérgu yaram mi ñu xamal sax ne ca Touba am na ñaar ñu fa wér Abdoulaye Diouf Sarr toftal si ne si ndimbal yi ñu jot am na si ay koppar lu ëpp benn milliard daañu ko dugal ci compte force Covid 19. daañu waxtaane itam ci bile jotaayu xibaar liggéeyu Médis di ex Sanofi kër googule lu toll si ñaari million ci ay doom ak itam ñeenti junni ci ay garab di chloroquine lay defar si jamono ju nga xamante ne ñu ngay laam-laamee ndax chloroquine dafa fàcc coronavirus am déet liggéeykat yooyu nag di yëglu di sàkku rek ci kilifa yi ñu wax si seen ñàkkum liggéey fi ñu toll nii. daañu dikk itam ci matukaay yu am solo yi nga xamante ne groupe E-Media Invest jël na ko ngir daal di gën a ñoŋal liggéey bi ci jamono ju nga xamante ne Covid 19 lëmbee na àdduna daañu koy ayloo waaye itam ñi nga xamante ne ñoo ñuy teewlu daañu si gis seen bopp bu baax a baax yaatal bi nees kis lay doon. yeneen fukki nit ak ñeent am nañu coronavirus fii ci Sénégal fukki ak benn dañoo bàyyeekoo bitim réew ñaar ñi nag dañu leen kaa wàll mu am ku nga xamante ne nag moom da koo jëlee ci dëkk bi suñu sukkandikoo ci Abdoulaye Diouf Sarr mi ñu dénk wàllu wérgu yaram moom moomee sax daal dinañuy xamal ne ca Touba am na ñaar ñu fa wér ñu teewlu ay leeralu Abdoulaye Diouf Sarr. tey àjjuma 27 mars 2020 ministère de la santé et de l'action sociale jot na résultat wu examen yi mu yóbbu woon Institut Pasteur si ñaar fukki examen ak ñeent fukk ak ñeent wax nañ ne fukk ak ñeent ñoo si positif si téeméer ak ñeent fukk ak ñeent si fukk ak ñeent yooyu 11 yi cas importé la mooy cas bu jóge bitim réew ñëw ñaar yi cas contact la yu ñu doon suivre ci contact yi benn bi nag transmission communautaire la ñu leen di yëgal ne ci ñi ñu doon faj ci Touba am na ñaar ñu ci wër ba tey danañ leen génne ñi ñu hospitalisé Touba fii ci Dakar ak Ziguinchor ñu leen di yëgal ne ñi ngi am tan bu baax tey fii ci Sénégal bu ñu xaymee mën nañu wax ne téeméer ak fukk ak ñeent cas la ñu déclaré positif bu mbir mi commencé ba léegi ci téeméer ak fukk ak juróom ñeent yooyu ñu yëgal leen ne fukk ak benn yi wér nañ bon dëgg mën nañu wax ne téeméer ak juróom ñett ñoom ñoo nekk hospitalisation ba léegi ministère de la santé et de l'action sociale mu ngi leen di demander population sénégalaise yépp ñu respecter bu baax conseils yi ñu leen di jox ak digal yi ñu leen di jox pour que ñu mën a xeex jàngoro bi. Abdoulaye Diouf Sarr daal dina dikk itam ci ndimbal yi nga xamante ne doon nañu koy jot foofu sa service su ministère de la santé waaye itam mu bokk ci ay matériel yu am solo ak itam lu toll ci lu ëpp benn milliard si suñuy koppar xaalis boobee nag ñu fas yéene koo dugal ci compte force Covid 19 ñu teewlu ba tey Abdoulaye Diouf Sarr. sénégalais yi ak sénégalaises yépp ak étrangers yi nekk ci dëkk bi ku ci nekk rek. ñëw nga wane sa bopp bëgg a jàppale gouvernement Sénégal si li xamante ne mooy xeex bi ñu doon xeex contre le Covid 19 ñoom ñëpp bi président dafay appel bi ñu ñëw wane effectivement seen bopp bëgg a jàppale suñu dëkk. gis nañ ay particuliers ñu ñëw indi si seen doole gis nañ ay institutions ak ay entreprises aussi ñu ñëw indi si seen doole. bi ñu xaymee li ñu jot ci compte boobu yépp mën nañ jàpp ne tollu na ci 1,330,830,785 francs CFA. ñu yëgal ne altine danañ def virement wu montant boobu mu dem fekki compte bi ñuy wax force Covid 19 bi xamante ne ministère des finances et du budget moom moo koy gérer
ma yëgal ne bés ni ki tey képp ku bëgg a indi sa contribution na nga ko jébbal force Covid-19 bi xamante ne mi ngi ci ministère des finances et du budget. tolluwaayu Covid-19 fii ci Sénégal jar naa gën a fullaal ndax bés bu nekk dafa yokku suñ sukkandikoo ci Abdoulaye Diouf Sarr mi nga xamante ne moo nekkoon gànnu matinal bu iRadio waaye nag bokk na ci lu mu xamle moom jëwriñ gi ñu dénk wàllu wér-gu-yaram ne mën nañoo dundee yaakaar ba tey ji rawatina nag bi nga xamee ne ke IRESSEF dugal na ci loxoom Cheikh Assane Fall. ci juróomi fan dong Sénégal am juróom fukk ak ñaari cas yu bees yoo xam ne dañoo positif ci coronavirus bile loolu yóbbu bilan wu réew mi ci téeméer ak juróom-ñetti nit yoo xam ne ñoom am nañu feebar bile te ñu nekk ci traitement fii ci mim réew tax ba ci Afrique de l'Ouest Sénégal moo nekk ci ginnaaw Burkina Faso suñuy xool réew yoo xam ne ñoom la feebar bi gën a sonal tax ba ministre bi jàpp ne mbir mi gën naa sérieux. situation bi situation bu sérieuse la situation bu jara donc taxaw seetlu ne situation bu am solo la bu sérieuse maintenant booy xeex mbir moom taxawal toujours xam ne c'est très sérieux mais aussi amal toujours donc ngëm-ngëm que ne xeex bi da nga koy gagner donc mi ngi yokk actuellement passé nañ la barre des 100 mais gëm nañ ne mesures yi ñu leen wax ñu respecté ko bu ko ñëpp respecté ñu am une discipline collective nationale ku nekk jël discipline boobu def ko sa mbir yaakaar naa ne combat bi danañ ko gagner. waa IRSF seen loxo gu ñu dugal léegi ci mbirum test yi ci wetu waa Institut Pasteur nekk na loo xam ne daa jàppale contrôle bi ba tax na lu ñu daan def benn ci par fan mën nañu wax ne léegi ñaari la ñuy defa loolu nekk loo xam ne atu bu rëy la ngir mën a xeex feebar bile. yaakaar naa ne lu kenn man ñaar moo ko dax Institut Pasteur bu lënkaloo ak IRSF si wàllu détection dana mën a tax effectivement Sénégal mën a dugg dans une détection plus agressive ak plus rapide donc loolu ñu ngi si. ci jamono joo xam ne fële ca France hydroxychloroquine ñoo ngi ko tàmbalee jëfandikoo ngir mën a xeex Covid-19 bile Sénégal moom narut a des ginnaaw ndax dina xool nu muy def ba moom tamit dugal ko ci traitement bile. bu fekkente ne loolu c'est avéré en France ba ministère de la santé wu France joxe benn donc këyit ne lii war nañ ko mën a utiliser léegi Sénégal day inspiré aussi loolu. xool naka la koy intégrer itam dans son dispositif parce que encore une fois science dafa nekk loo xamante ne du benn réew rek moo ko moom di def selon ay mbiram mais adduna bi yëpp dafa ubbeeku si wàllu science loolu effectivement borom xam-xam yi fii dañ koy utiliser bu baax. jëwriñ gu ñu dénk lépp lu jëm ci mbiru wér-gu-yaram fàttewul moom tamit dellu si waat ci solo gi am suñu dëppoo ak lépp loo xam ne tegtal la te jóge ci kër docteur yi le te xamle ne yaru guñ ñu digal suñ ko defee mën na tax ba feebar bi le ñu mën ko fay yemale mu bañ a law. njiital kuréel bi ëmb professionnel yi yëngu ci wàllu banque moom mi ngi sàkku rek ci ñi nga xamante ne ñoo di jëfandikoo yooyu le kër ñu daal di wàccoog li nga xamante ne war nañu ko fay bu ko defee ñoom itam ñu war a mën a dimbali këru liggéeyukaay yi nga xamante ne coronavirus dafa andi ay lorange ci seenub liggéey ñu teewlu Bokar Si ci micro Cheikh Assane Fall Cheikhou Gaye. li ñu mën wax aussi pour dimbale askan wi mooy banque centrale jël na engagement pour gën a faciliter banques yi. jumtukaay yi ñu war a am pour wàllu suñu clients yi ñu ngi ciy waxtaan je pense que ku ci nekk mu ngi wàllu ñëpp mënuñu def lépp nag parce que bu ñu lebalee ñii di fay ñi mën a fay nañu fay pour que ñi mënul fay bu ñu wàññee wala ñu ajal leen ñu bañ ko yegg mën a continuer dimbale nit ñi parce que activités yi moom du wàññeeku mais il faut pas également que nit ñi bañ a fàtte ni ñu war a gérer ci période de crise ku nekk boo doon def 100 bu dee doole bi wàññeeku na da ngay adapter say activité parce que ki lay faj moom tamit dooleem wàññeeku na. xeex bi ak Covid-19 demul sax bay jege jeex lu ni mel nag le médiateur de la République daal di xamle Alioune Badara Cissé gannaaw ba ko njiitu réew mi Macky Sall dalale moom nag bokk na si lu mu xamle muy war nañoo gën a am taxawaay bu ràññeeku ci xeex bi lay jàngoro ñu teewlu Alioune Badara Cissé. audience su tey bi dañu ko jàppe jagle boo xam ni président de la République daf ñu ko jagle rek mënoon na ko ci bañ a fekk mënoon na sax bañ a téléphoné. ndax wooteem bi ci fan yi ñu génn doy na sëkk pour que ku ci nekk si ñun takk ndigam wàgg loxoom dem ci liggéey bi ndax en définitive ñun lay liggéeyal ñun ñoo ko sant ñun ñoo ko ni saa yu dëkk bi nekkee ci coono yow loo jàpp na nga ko bàyyi te jàppale ñu donc woo nañu gis nañu wax nañu mbir mi fan la toll wax nañu lan la ci namm
wax na lan la yaakaar ci ku ci nekk ci ñun ñu jàpp ne ñun war nañ ko jaajëfal d'abord ci ni mu jëlee mesures yi ca njalbeen te bañ a xaar ensuite yéeneem ci lépp loo xam ne dafa dal ci jàngoro yi mu éradiquer ko boole ci ñi nga xam ne ñoo ngi ci biir Sénégal bàyyi xel ñi nga xam ni ñu ngi ci biti ma jàpp ne bu ñu amee njiit bu mel noonu ci waxtu yu toll nii baax na ñu bakk ko ñu kañ ko ñu jaajëfal ko ñu fëgg diggu gannaawam mu gën a dolli jàmbaar xam ne ñi mu koy defal gis nañ ko te ñàkkuñu coloré te daañu ko jàppale mu xam ni lu mu ko jaral rek ñun ñu ci biti mbir mi jaral nañu lu ko raw. ñu des ba tey ci Covid 19 ak ci tànge gi nga xamante ne andi na ko ci àdduna si sépp mu am nag ci dëkk yi ñi nga xamante ne dañoo jot ne dañoo am boobule feebar dañu leen di ber fii si Sénégal ñi nga xamante ne nag dañoo bàyyi ko bitim réew noonu la ñuy jëflanteeg ñoom mu am si nag ñoo xamante ne loolee dafay jur kersa si seenu kanam waaye am si ñoo xamante ne ñoom dañuy fësal ne dañoo am bile doomu jàngoro mu mel ni noonee nag la ñuy jàmmarloo ak bile feebar Oumar Kane ma falfal. ñu ngi nëbbatu ndax dañoo amee jàngoro bii di coronavirus wala ñu njort ni dañ ko amee ñeneen ñi ñoom rusuñu benn yoon waxtaane ko. yàlla na jàmm nekk ci yéen wàcc ci yéen wala ñu yàlla aar yàlla jàppale man nag nattu tar na ma mooy Covid 19 bi testé nañ ma mu positif ba tey ji maa ngi ci hôpital bu dem nañu maa ngi ci sant yàlla bu baax alhamdulilah. mu nekk communication goo xam ni psychologue bi rafetlu na ko bu baax ndax dina régler ñetti problème. ñi nga xam ne ñu ngi doon wax feebar bi amul dinañ xam ne effectivement lu am la donc loolu am na solo beneen solo bi mooy dañoo toll fi nga xam ne Sénégal ñëpp a tiit ñëpp a jaaxle ñëpp a jaaxle bu ñu tolloo donc ci situation boobu noonu mu am koo xam ne dal na ko mu mun a génn waxtaan ak sénégalais yi ci dal ci sérénité loolu tamit dana tax ba nit ñi xam ne voilà ragal bu ëpp bi tamit jaru ko. troisième dimension bi boobu tamit bu am solo la moom la fekk mu nangu dem hôpital livrer boppam loolu war na mën a wax nit ñi ne jarul ñuy nëbbatu jarul ñuy daw. décomplexé sa feebar dina tax ba sa xel gën a dal te loolu mën na tax nit ki gën a gaaw a wér. ñuy gën a loru ci feebar mooy ñi nga xam ne seen xel psychologiquement ils sont atteints ñu nga xam ne vraiment am na ñu nga xam ne sax psychologiquement loolu moo leen di gën a sonal que feebar bi même donc le fait que nit ki partager sa situation sanitaire loolu effectivement daf koy soulager te nit ki moom boo soulager rek feebar dootu la sonal sa xel bu dalee rek feebar dootu la sonal. naam coronavirus bi mu ngi rey ay nit ñu bari ci àdduna bi te di law fii ci Sénégal waaye combat bi du tiitange moo koy gañee waaye xel bu dal ak responsabilité. ni ma leen ko junjee ci boppu xibaar yi groupe E-Media Invest jël na ay matukaay yu am solo ngir gën a ñoŋal liggéey bi si jamono goo xamante ne Covid 19 lëmbee na àdduna bokk na si dogal yi kilifa yi jël muy ne daañu aylo waaye nag du tee ñi nga xamante ne ñooy topp suñuy programme gën see gis seen bopp ñu teewlu si rek maam Abdou Gueye Kassé Souleymane Diallo. journaliste yi képp ñoom ñoo ñëw liggéey si tey jii ci E-Media Invest Group. direction bi nag moo daal di jël ay matukaay ngir mën a wàññi bu baax li nga xam ni moom mooy effectif yi si jamono bi nga xam ne rek coronavirus bi moo ngi jógee ci état bu épidémie daal di yéeg ba pandémie te laata tamit kilifa yi daal di décréter li nga xam ni moom mooy état d'urgence daal di koy boole couvre-feu. xoddiku balaa ngay lakkale la ñuy wax par conséquent ñu ne kon dañu dogal ñu wàññi nit ñi fi teew di fi liggéey si waaw buñ fi teewlee di liggéey si nag mën nañ toog seen i kër wala par exemple disons fi gën a jege seen kër ñu fay def la ñu waroon def fii ci ëtt bi ba nga xam ne par exemple disons du gàllankoor benn yoon ci liggéey bi yàlla def nag tegu ci ay fan maanaam ñi nga xam ne par exemple ñoom la yàlla dénk réew mi ñoom it ñu jël ay dogal yu am solo yu mag fekk ñun déjà suñuy dogal yi ñu jëloon méngoo na ak yenn yi ñu jëloon kon nag biñ ñu nee par exemple disons voilà jëlaat leen mesures yi dafa fekk rek par exemple disons def ci la ak sotti ci la. personnel bi tamit daal nay jëfe bu baax digle yi nga xam ne rek kilifa yi jël nañ ko ci kër gi. xale yi ci seen bopp ku ci nekk xam nga sa bopp
mën nga sa bopp te xam nga par exemple disons fi nga nekk am na looy sàggane rek day dal ci sa morom kon nag kenn du nangoon ñu ne yow yaa lor sa morom par conséquent fokk tamit xale yi naam ay xale lañu seen jamono la ñuy dox waaye nag bàyyi nañ ci xel parce que aussi ñoom it bëgg nañu fekkee ëllëg. ci ITV iRadio comme ci eMédia.sn ay matukaay tamit jotoon nañ koo jël ci travail à distance wala sax li nga xam ne moom mooy confinement des maquilleuses amul benn dogal bi nga xam ne rek dafay tax ñu mën a sàmm personnel bi ci jàngoro bii di coronavirus ñu war koo jël te jëluñu ko. bi couvre-feu bi ñëwee état d'urgence bi jëm nañu xoolaat ayloo bi ayantoo bi ni ñu koy defee donc ce qui fait que yeewi nañu taskatu xibaar yi nga xamante ni ay stagiaires lañ dañ ñëwoon di jàng see maquilleuses yi. dañ leen mujj yeewi ñu dem parce que dañuy jege nit ki bu ñu koy maquiller. ay coppite tamit daal nañ koy indi ci programme télé bi. programme bi aussi gën nañ kaa dooleel parce que ñun boo xoolee actualité moom mooy déterminer liggéey bi fi ñu jëm actualité bi moom moo koy déterminer léegi nag adapté nañ programme yooyu nga xamante ne adapté nañu ko moom moo waral coppite yi nga xamante ne am na ci biir daal. ci service commercial bi daanaka ñaari agent rek ñooy xëy ñeneen ñi nag ñoom seen kër nañuy liggéeyee. wante nag ngoon su jot dinañ rendre compte rek direction générale bi lu ñu jot a def ci bés bi. ñi nga xam ni ñoom ñooy commerciaux yi bëri woon nañu ay commerciaux mais dañu leen a wàññi ne leen nañu toog seen kër continuer di liggéey toog sa kër continuer di liggéey mooy da ngay continuer di liggéey ak say clients di gérer sa portefeuille di def lépp li nga war a def ba noppi chaque jour. diggante 8h ba midi nga rendre ba 16h30 nga rendre compte. lu weesu dogal yi nga xam ne rek kër gile jël na ko di ko doxal ci biir eMédia Invest Group day sàmmonteeg bu baax digle yi nga xam ne rek kilifa yu ñu dénk wàllum wér-gu-yaram bi daal nañ koy digle askan wi laata ngay dugg ci bërëbu liggéeyukaay bi robinet bi dañ ko fi def ngir képp ki nga xam ne rek yegg si nga file nga daal di raxas sa loxo ba mu set. Maam Abdou Gaye Kassé jërëjëf banlieue bu Ndakaaru moom taxaw na temm ngir xeex rek Covid 19 ak nañu koy wàllante ci biir dëkk bi ki nga xamante ne mooy di njiital mbay mi di sàkku ci askanu Médina Gounass ak Djiddah Thiaroye Kaw ñu daal di sàmmonte rek ak ay digle kër docteur Mamadou Lamine Fati. wàllante feebar bii di Covid 19 di dem ci askan ak askan doon na li nga xam ne jaaxal na bu baax a baax askan wi dëkkee ci banlieue wi lee lu nu mel tax na ba ñu war a jël ay matuwaay ngir soppi jikko. loolu di xalaatu directeur agriculture. dañu nekk foog zone boo xam ne ñu bëri seen am bëriwul noonu donc ku ci feebar boo amatu da nga am problème. gis nañ ñu ne maladie bi feebar bi. wane na beneen xarkanam boobu mooy lan population bi ci boppam ñoo ko commencé wàllante maanaam dana am ñoo feebar ñoo xam ne xamuñu fu ñu ko jëlee donc loolu bu amee nag ñëpp a war a jëlaat seen matuwaay xoolaat ñun ñëpp bopp ku nekk jël matuwaay sa ba nga xam ne pour prévention. pour que mu bañ a law. cet doon li nga xam ne bés bu ne war nañ ko sàmmoo ngir moytu feebar bi lee loolu tax na ba askan bi nekkee ci Médina Gounass ak Djiddah Thiaroye Kaw ñu leen di woo ñu dégg ndigal gën a setal. dañu toll ci waxtu goo xam ne dañoo war a xool ñun ñëpp nañu war a ku nekk ñu jàppalante dimbalante ba ñu xeex li nga xam ne moo nekk suñu kanam parce que balaa ñuy taxaw ñu naan liberté day fekk déjà nga am wér-gu-yaram donc bu fekkee loolu la rek nañu taxaw ñun ñëpp. soxlul polémique ñu invité population bi vraiment ñu respecter li nga xam ne moom la autorité yi wax parce que loolu mooy suñu njëriñ ñun ñëpp bu fekkee ne tey jii feebar bu law ak donc kenn du ko nettali sa morom donc nañu respecter li nga xam ne loolu la autorité yi wax te gis nañ ne dëkk yi nga xam ne ñu ngi daan feebar bi mooy fi nga xam ne ñu ngi respecter lu autorité yi wax fi nga xam ne mu ngi fay law lu ci bëri ñàkk respecter décision autorité yi moo tax tey jii ñu àgg fenn fi. xeex coronavirus bi lee génn rek ngir ñu fàggoo di setal saay su ne banlieue bi nga xam ne dëkkuwaay bi xat na loolu te ñàkk bi am na fi loolu tax na ba askan wi war a gën a jël ay matuwaayam ngir moytu feebar bi le Mamadou Lamine Fati jërëjëf 2 millions ci ay dooma ak itam 4 junni ci ay butéel di chloroquine la kër gi di Médis Sénégal dañu di peewoon ko Sanofi di liggéey ci jamono gu nga xamante ne nag ñu ngi laam-laamee ndax chloroquine dafay faj lii di coronavirus am déet ñoom liggéeykat yooyee nag ñu ngi saako ci kilifa yi ñu daal di addu jëmee si seen ñàkkum liggéey ndax boobaak léegi ñoom xëyuñu ñu daal di siy teewlu Abdourahmane Ly Augustin Mandon. di jéerawul wane na yoon wi nguur yaa ngi siy topp. nee na chloroquine day fecc coronavirus te Sénégal fas yéene na jël loolee boole ko ci traitement wu ñu amee coronavirus
muy mbir bu jëwriñ gu ñu dénk wàllum wér-gu-yaram xamle ci i rajo. ñu ngi Médis Sénégal fi nekkoon Sanofi nekkee ca Diamaguène si bërëb bi ñuy defaree garab daawoon nañ fi defar lu tolloog 2 millions si ay comprimé ak 20 000 si ay sirop lépp di chloroquine wala ñu ne ko Nivaquine mu di xeetu garab bu ñu doon defar ba atum 2013 mu di bërëb bu doon am lu ëpp 300 si ay liggéeykat diggante ñi amee contrat ak ay stagiaires si biir bërëb bile fu ñuy defaree garab beeg fépp la ñu tëj lu waral loolee moo di chômage technique. usine bi li ko taxawloo jógewul si ñun li ko taxawloo direction la jógee ñun nekkuñu en grève usine bi moom direction bi moom moo ñëw tëj bunt yi def benn note de service ne comme quoi ne ñëpp lay envoyé chômage technique. société Sanofi mu doon kon bërëbu liggéeykaay bu ay nasaraan moom ñu tasaare ko ci àdduna gi tëjte boobe bërëb nank-nank la demee si atum 2019 lu tolloog 200 poste supprimé nañu ko ca France muy mbir bu mën a xalaloo ñu bëri ni ñooñee am nañu chance gu bëri nagam dañu jëndaat seen siège bi fii ci Ndakaaru muy chance bu agent yi le gisul. mënuñu d'accord ne usine boo xam ne da ngay jël bu def ay 300 et quelques personnes ñu ne masse salariale bi par exemple fukki nit ñoo ko moom kër googu noonu foog mu am jafe-jafe. Le président de la République, le ministre de la Santé et toutes les autres autorités de la République, de la direction du médicament et de la pharmacie ñëw jàppale ñu par rapport ak kër gi parce que ku wax ne koom-koom nga am je pense que ministère de l'économie war na mën a def koom-koom fii bu ñu encadré ci liggéey bi parce que tam kër gi ñu bari xaj nañ ci waaye day fekk ne dañ ko encadré bu baax et que management dafa jaar yoon. si téeméer juróom dong la nguur gi am ni ki ay action ci entreprise bi ak loolu nguur gi lan la mën a def ngir jàppale dëgg liggéeykat yi le bu ñu ko laajee ñi le tontu bi gaawul loolu si loolu sax ñoom ñi le jàpp nañu ne 5% yi le du yoon gannaaw bu ñu sukkandikoo si solo secteur bi. man dama yaakaar ne sax erreur état la sax loolu noonu erreur état la parce que kër gi bi ñu koy jaay état war woon seetaan sax di fi am juróomi part yooyu noonu ñuy wax ni tey dafa site bërëbu liggéeykaay yu mel nii yi defar ay garab wala ay kër yoo xam ne ñoom ñoo gérer courant wala ay ndox wala yeneen genre société aussi yoo xam ne dafa nekk question stratégique nguur gi warul toog di xaar dëkk kër yu mel nii di am ay jafe-jafe li ko def li tax aussi amul yenn dogal yi peut-être. bu doon suñu sago mu jël sax 50% des parts ba bu naree nax saay mu am ci kaddu ba war ñu ko mën a téyel. mu di ay liggéeykat yu toog ñetti weer te jotuñu seeni salaire mu indi si ñenn ñi jaxasoo ba xamatuñu fu ñuy teg seen tànk ñu ngi yaakaar rek entreprise bi reprendre ay activités am rawatina si li jëm si wàllum production wu lii di chloroquine si jamono ji ñuy wax ni day fecc lii di coronavirus balaa boobu nag bile mbas ngi wéy di rey askan wi si àdduna gi. Abdourahmane Ly ba ñu dégloo liggéeykat yi ba noppi nag jéem nañoo jokkoo ak njiital Médis Sénégal waaye loolee mujjuta antu yegsi nañu ci pàcc ba ñuy saytoo tolluwaayu Covid-19 ci gox-goxaan yi fa ñu koy dooree mooy ci banlieue bu Ndakaaru ak Mamadou Lamine Fati. di leen jaajëfal bu baax a baax di leen dalal jàmm fii ci Géejawaay di wax ne rek tey ñu ngi koy tàmbale ak message yi nga xam ne ñooy jàll ci réseaux sociaux yi di wax ne am na ay garab yi nga xam ne soo ko jëlee di nga faj li nga xam ne mooy coronavirus bile lu mel ni garabu niim ak yenu mel ay limon ak lu mel ñuy wax ne loolu yëpp teguwul donc médecin yi mu doon docteur wala mu doon pharmacien wala mu doon technicien bi nga xam ne liggéeyam dafa màcc ci loolu moo mun a wax ne faj garab gi lii moo koy faj wala lii moo koy faj donc ñu def attention bu baax a baax ci message yi nga xam ne ñooy jàll te ñu ngi koy gis surtout ci yenn plateforme yi nga xam ne mu ngi amee fii ci banlieue bi beneen fànn bi ñu ngi koy wax ne ndaw yi nga xam ne ñooy nekk ci mbedd mi si heure couvre-feu yi ñu yem si yenn quartier yi nga xam ne ñoo nekkee ci banlieue bi saa boo fa demee heure bi nga xam ne moom mooy couvre-feu yi ndaw yi dañuy nekk ci biti benn question bu ñuy laaj te ñu bari di ko wax ne lan mooy taxawaayu parents yi njaboot yi waajur yi lan mooy seen taxawaay ci ndaw yooyu la parce que ndaw waajur bu ne yenn heures yi war na mën a xam doomam fan la nekk ak lan lay def donc loolu ñu bari ñu ngi interpeller ñi nga xam ne ñooy parents yi ñoom tamit ñu dugal seen i loxo bu baax a baax ci seetum xale yooyu ñu xool seen i doom heure couvre-feu yi fan la ñuy nekk beneen bi
muy wàllum sensibilisation ñun gis nañ ne ba tey jile sensibilisation mu ngi dem muy ñi nga xam ne ñooy acteurs communautaires yi bàjjeni gox yeeg yu nu mel wala ñi nga xam ne ñooy liggéey ci wàllum wér-gu-yaram ñu ngi sensibiliser bu baax a baax askan wi le ndax ñu jël seen i motuwaay di raxas seen i loxo di moytu dajoo yenn daje yi ak yu nu mel lépp rek ngir xeex li nga xam ne mooy coronavirus bi nga xam ne mu ngi jël di lëmbi dayo bu ëpp dayo bu baax a baax fii nga xam ne mooy Sénégal. bu ñuy jeexalee nag ci wàllum transport bi maanaam mbirum dem beeg dikk bi le tey jile askan bi démb waxoon nañ ko ñëwaat na tey jile ñu ngi wax ne rek ñu si bari ñu ngi wax armée dañoo gis ne waa armée ñoom am nañu ay car am nañu ay bis yi nga xam ne ñoom yar nañ ko te bëggoon nañu armée mu dugal loxoom ci li nga xam ne mooy transport bi ndax mu mun la jàppale ñi nga xam ne ñooy wàcc yenn heures yi jógee Dakar nar a ñëw ci biir banlieue bi ñu jàppale leen ndax ñu mën a yegg seeg jàmm di leen jaajëfal bu baax a baax. Mamadou Lamine Fati jërëjëf dañuy dali wutali Ndar foofee nag Momar Alice Niang mu ngi ñu fay xaar. jërëjëf soxna Oumou Khayri fii ci diwaanum Ndar nag dañu jàpp ni way kër docteur yónnee woon nañu ca Ndakaaru ca Institut Pasteur lu tolloog fukki prélèvement yoo xamante ni def nañu test yi bi résultat yi ñëwee nag yëpp négatif nag mbir mu nga xamante ni askan wi ñoo ngi ci sant bu baax a baax waaye nag bu mu tax ñu bàyyi li nga xamante ni moo jëm ci wàllub sensibilisation bi ak surtout wàllub prévention bi ci beneen fànn ñi nga xamante ni ñeent fukk ak juróom-ñeent lañu ñu confiné le woon ca fële nga xamante ni moo di hôtel Koumba Bang ñuy ay cas contact ci cas positif bi Ndar amoon ñooñu nag am na kenn koo xamante ni bàyyi nañ ko mu dem këram ndax gisuñu lenn lu nga xamante ni nekk na ci moom ti waa kër docteur xamal nañ ñu ne am na ñett yoo xamante ni fileeg suba incha allah mën nañ leen bàyyi ñoom it ñu dem ci seen kër ñu jàpp rek ni cas contact yooyu diirub fukki fan ak ñeent yi ñu leen di xool dañu koy natt ci bis bu nga xamante ni ci la ñu nekkoon en contact ak cas positif boobu donc waa kër docteur xam le ni au fur et à mesure progressivement daal daañu leen bàyyi incha allah bu fekkente ni dara jotu leen ñu mën a dem ñibbi seen i kër doxi seen i soxla tey ji nag lu jëm ci jullik ajjuma gi police fépp fu nga xamante ni nit ñi daan nañ fa dajaloo di julli foofu taxaw nañ fa la mu jur nag moo di ca Pikine Waalo imam ba nga xamante ni dafa woote woon pour ñu julli ajjuma ji moom tey jii nag way takk der yi jot nañ ko jàpp jël ko yóbbu ko mu nekk xibaar bu nga xamante ni incha allah des na ko toppandi lépp lu ca ruuse daan ci dellu si ca Ngalel it dem nañ fa doxantu fa ñi nga xamante ni ñoo di ñaar fukk ak juróom-benn doomu Sénégal yu jóge woon Italie ak Espagne ca jaari Mauritanie ña nga leen di xool di saytu seen wàllu wér-gu-yaram toog nañ fa nag lu diirub juróom-ñaari fan mu dese leen fa juróom-benn fan yoo xamante ni dañ leen xool bu fekkente ni amul lenn lu nga xamante ni lënc la ci seen wàllu wér-gu-yaram incha allah waa kër docteur dañ leen bàyyi ñu mën a dem wuyu ji ñi nga xamante ni ñoo di seen i njaboot ci lu jëm ci couvre-feu bi fii ci dëkk bi nag ñëpp observé nañ ko démb te it yaakaar boobu la ñu am tey ndax gis nañ ñi jamono ji ñuy wax nit ñi ko ci nekk yaa nga jël say matuwaay di daw ngir nag mën a dem fatu ji ci sa biir kër soxna Oumou Khayri. moo wax Alice Niang jërëjëf bu ñu jógee Ndar dañuy dal di lagg ba Touba fekki fa Gora Ndaglo. dalal ak jàmm Oumou Khayri ci Touba Mbacké Touba di dëkk bu sell bi nag jamono ji tembe mën nañu wax ne situation bi dal na ndaxte am na ay malade yoo xamante ne nii wér nañu tey jàngoroy Covid-19 di coronavirus alaw tekku leen woon ba ñu entré woon leen ci hôpital bi nga xamante ne nii moo di centre de santé bu Daaru Marnaan loolee nag tax na it ñu daal di jël centre boobee jagleel ko képp koo xamante ne nii amee woon nga doomu jàngoro boobi lee di coronavirus waaye loolee nag tax na nag ñi nga xamante ni ñoom ñoo wàll ŋànk paj mi ak paju gi ci diwaanu Njaareem daal di fexe ba indi hôpital militaire de campagne bi ci Touba def ko ci résidence 3 Khadimul Rasoul hôpital boobee nag ñu mën koo xayma ci benn milliard ak téeméeri million ci suñuy koppar muy 1,5 milliard ak it juróom-ñett fukki militaires yoo xamante ne nii ay médecins lañu kii di colonel Abdourahmane Niang jiite leen waaye ci fàttali ne hôpital boobee nga xamante ni moo di hôpital de militaire campagne bi nag dañ koo jagleel ñi nga xamante ni ñoo di askanu Touba waaye fajewuñ fa ñi nga xamante ni ñoom la jàngoroy coronavirus alaw tiku ci li nga xamante ne ni Oumou Khayri moom moo di capitale du mouridisme ñu naan ko Touba jamono ji tembe mu ngi am fukki cas ak juróom-ñeent ci fukki cas ak juróom-ñeent yooyee am na ñaar ñu ci yoo xamante ne ni wér nañ ci ak benn cas boo xamante ne ni it mu nga bàyyi ko ci région de Fatick bu ñu sukkandikoo ci docteur
Abdourahmane ci docteur Amadou Dieng moom mi nga xamante ni moom mooy médecin chef bu région bu Ndiarème waaye ci couvre-feu bi di benn pàcc nag nga xamante ni nit ñii di waa Bawol ñu ngi koy dund ci fànn gi ñu féete nag di Touba ak Mbacké jàpp leen ne donte am na ñoo xamante ne ni mel na ne yëgaluñu seen yaram loolee nag waaye li ëpp ci askan wi ñu ngi rafetlu taxawaayu njiitu réew mi rafetlu it li nga xamante ni moom la njiitu réew mi di doxe lépp ngir fexe ba faagaagal lii di jàngoroy coronavirus bi lëmbee jamono ji Sénégal ak li ko wër. Gora Ndaklo jërëjëf ñu daal di dem rek ba Vélingara fekki fa Youssouf Konté. bu jamono ji ñuy àdd ak yéen fii ci département bu Vélingara amul benn cas bi nga xam ne nemmeeku nañ ne am na jàngoro gii di Covid 19 waaye li ma tax wax moo di amoon na ñi nga xam ne njort nañ ni amoon nañ ko gannaaw bi nga xam ne nag defal nañ leen test yi foofu ci Institut Pasteur test yi moo di dafa négatif kon amul benn cas bi nga xam ne nii fii ci département bu Vélingara am na ko waaye li ma tax wax moo di fii ci département bi autorités yi nga xam ne ñoom lañ dénk wàllum wér-gu-yaram ak ñi nga xam ne sax ñoom lañ dénk wàllum kaaraange gi ñu ngi fexe di def seen kéemtulaay kattan ngir ñu mucceen di askanu Vélingara jàngoro googule boo xoolee ba ci frontières yi diggante Sénégal ak Guinée Conakry diggante Sénégal ak Guinée Bissau ak itam diggante Sénégal ak Gambie def nañ foofu ay jumtukaay yu am solo ba bu ko defee képp ko fa àgg bala ngaa romb rek di nga raxas sa loxo ci ndox ak saabu waaye itam dinañ natt sa température ñu xool ba xam ndax ami woo jàngoro gii di Covid 19 kon loolu kay mën naa wax ne kon kay fii ci département bu Vélingara ñoom ñu ngi xeex bu baax a baax ngir ñu muccandi askanu Vélingara jàngoro joojule boo xoolee sax ci xeex boobu la bokk na ci jox nañu chef de village yi ay téléphone portable ba bu ko defee kuñ fa gis koo xam ne xàmmewuñ ko ci village yooyu le ñu daal di woote ngir rek ñu mën a dem xool kooku ndax amul jàngoro gii di Covid 19. Youssouf Konté jërëjëf gannaaw Vélingara ñu wutali Ziguinchor foofee Assane Ba moo ñu fa toogal. salaamaaleykum ñu ngi leen di nuyu dal leen jàmm ca Ziguinchor nag depuis le 23 mars ba léegi situation bi évolué wul ñetti cas positif la ñu am ci coronavirus ñu am téeméer ak juróom-ñeenti cas yi nga xamante ne ay cas contact la ñu ngi en quarantaine ñu ngi leen di suivre ci seen kër yi. tey nag démb nag am na ñetti prélèvement yi ñu def ci ay nit yi nga xamante ne ñu ngi doon présenter ay symptômes résultats yi yóbbu nañ ko ci Institut Pasteur ñu koy xaar niki suba. autorités locales yi nag jël nañu ay mesures yu bëri ngir arrêté law bi nga xamante ne feebar bi mu ngi koy law ci biir dëkk bi. marché yi tàmbali nañ leen tëj bu 5 heures jotee depuis le 24 mars waaye démb beneen communiqué la mairie bi génnee xamle na ne léegi marché yi dañ koy tëj. bu 2 heures jotee mu nekk lu metti lool ci góorgóorlu yi beneen communiqué bu tamit bu génn wane ne dañuy ay bépp njaay bi nga xamante ne commerce ambulant ci marchandise bu mu munti doon ci biir commune bi. depuis mardi ba léegi à partir de 8 heures lu dul état civil bi services municipaux yëpp dañ leen a daxal bokk na ci audience maire bi ba jëmmi jamono ndax loolu communiqué boobu. cas suspect bi nga xamante ne déclaré na ci maire bi moo ko indi wala déet fan yi di ñëw dinañ ci gën a am lu ñu leer waaye cas suspect boobu autorité sanitaire yi xamal nañ ñu tey dafa négatif te ci le 24 mars tamit préfet bi jëloon na ndogal tëj bépp jumaa ak jàkk ak église ci biir dëkk bi waaye waa dëkk bi tamit dañoo ànd ci ndogal boobu nangu ko ngir bokk ci jàppale autorité ci xeex lii di coronavirus bi. ñu fàttali ni tamit tey ci àjjuma bi amul benn jumaa bi nga xamante ne julli na naka noonu jumaa bi aljuma bi weesu kon Ziguinchor mën na nekk ci wàllu boobu respecté nañu lii di autorité mesures yi nga xamante ne autorités yi ñu ngi koy jël. Assane Ba jërëjëf mbokk yi fii la ñuy ndax keppee xibaaru marax yi jërë ngeen jëf ci teewlu gi ci kanam tuuti beneen jotaayu xibaar ngeen di ci ànd ak Adama Anouchka Ba ci nasaraan lay doon jaa ngeen jëf.